daje bi lu ko waral mooy que dañu am benn entité bu tudd AFSUD AFSUD nekk loo xamante ni nii ay ndaw yu dajaloo bëgg musique Omar Pène ñu créé ko 1989 fépp foo dem gox boo dem fii ci Sénégal AFSUD moo ngi foofu ba ci bitim réew ñuy wax AFSUD tey international waaye ñun tey ak ñii ma àndal tey ñu nekk ci salle bii di def point de presse bi 2010 la AFSUD tegu suñu loxo tey mu am 10 ans yaakaar naa ba ñuy fekk AFSUD tey amuloon benn nit président bu fa nekkoon bu tuddoon Alassane Bey bindoon lettre de démission démb moo dem dénoncer lii ñuy dénoncer tey il a été quand même victime de ce complot honnêtement en toute sincérité et aujourd'hui c'est à notre tour ku manigancé loolu mooy toujours que Ousmane Faye manager Omar Pène ñun nag dañuy di ay ndaw yoo xamante ni yaakaar naa ni ay kilifa lañ ay responsable lañ man sama jëmu ju ñàkk solo ji ngeen di gis nii tey maam Thierno amaana sax Omar Pène wax dëgg yàlla mënuñu ko xalab wala di ko wax lu ñaaw kilifa la ci réew mi waaye nag yaakaar naa ni kilifa dina juum wax dëgg yàlla et que ñun ñi ñëpp ku ci nekk am na lu ñu jàngal ci ay valeur ci ay wayam bu ñuy déglu sa jikko ji ñuy déglu mentalité ñuy déglu xaaral yaakaar naa ni yu mel noonu rek ku ci nekk war na mënoon a quand même ne man kat démb maa dem jàngale valeur yooyu war naa ko mën a préserver mooy ndaw yi nga xamante ne ni ba muy metti ma feebar ñu jàpp ma wér ñu bari foogoon ni tey Omar Pène chaque jour ngeen dégg ko fi tàgg nañ ko tey Ousmane Faye bii nii jàppoon na ni Omar Pène était fini jaaxaloon na musicalement mënatuloon jóg ñun ñu nekk ci di daw fu neen dugg nañ fa muy taw di ko wutal ay contrat muy joué di tax tey Omar Pène ñii nga xamante ni ñoo ngi si ginnaaw bu ñu fayee ko ñun ñoo tax suñu loxo bi la jaar kii di Daouda Diop c'est un opérateur économique à maintes reprises il a eu à faire signer Omar Pène des contrats de faire de manière bénévole wutu ci dara daf ko pour dimbali ak ñeneen ñoo xamante ni ay kilifa lañ ci réew mi bugguñu tudd seen tur woo nañu méthode lii parce que dañ koy tuddee rek trahison si tubaab mooy maanaam nga ànd nit voilà ci ay moments yi nga xamante ni démb ba nga jaaxlee métti woon na loolu waaye nga mbir mi baaxaat mooy maa ngi koy wax xam naa ni nag terme bu may wax nii dina xaw a frustré man ñu bari ñu bëgg Omar Pène comme ñu ko bëggee mais mooy lu may wax nii mooy dëgg luy dëgg mooy que dafa mel ni tey Omar Pène dafa jóyoon ci ay jafe-jafe 2010 benn oto bu yàqu nga fekk ko tey ci garage mécanique nga retapé ko defar ba mu baax oto ba génn garage nga defar ko ay nit ne la wàccal kaay ñu puus dawal loolu mooy dëgg loolu mooy situation bi actuelle waaye nag ñun yaakaar naa ni suñu bilan moo ngi fii mun nañ ko défendre un peu partout on est quand même on peut sortir par la grande porte lu war a lii nag mooy ñaari mbir Omar Pène amoon na benn musicien bu tudd Pape Dembel Diop nekkoon bassistam chef d'orchestre yàlla def mu am ak jafe-jafe ak Omar Pène jafe-jafe yooyu moo waraloon boo leen xoolee dem leen Google duñ leen jox dara yéen ay journalistes ngeen mun ngeen tapé ngeen def Pape Dembel Diop son départ au sein du Super Jamono il a traité de tous les noms d'oiseaux Omar Pène man mii sama jëmm ju ñàkk solo ji j'étais le seul qui le défendait j'ai été quand même à l'époque famille am ak njabootam ñëpp génn nañu waaye wax dëgg yàlla ma am courage protéger Omar Pène waaye tey jii nii Pape Dembel Diop bu bëggee jubóog Omar Pène mais on applaudit loolu musique la amul problème Omar Pène moom groupe am na joué Marc Knopfler na joué ku ko neex ñun amul ci problème mais est-ce que jar na ñu jàpp ni Mame Thierno wax dëgg yàlla war na mën a bloquer ce retour ba ki nga xamante ni nii mooy son ménager Ousmane Faye di jëf yoo xamante ni nii képp ku jege Omar Pène di ko liggéeyal te yàlla tax parce que ñun Omar Pène fayu ñu dërëm de man fonctionnaire état la di liggéey suñu temps bu ndaw bu ñu am di ko ci dimbali di ko jàppale waaye yaakaar naa ne kat wax dëgg yàlla est-ce que ñun mérité nañ tey en contrepartie lii nii bàyyi nag mooy lu ñu wax mooy que dañuy fu mu ne nii suspendre maanaam AFSUD
bépp kuréel bi nga xamante ni AFSUD am na ko fii bitim réew wax dëgg yàlla AFSUD nekkutu ci. am na nag ñi nga xamante ni ñoo créé benn lu méngoo AFSUD xawma nangam du ma ci sax bëgg a tudd ñooñu ñoo jël loolu AFSUD da leen di wax ni AFSUD association la bu am récépissé 12 754 ministère de l'intérieur délivré koko donc loolu noonu lu muy firndeel mooy que dañ leen naan képp ku bu neex mun nga créer lu la neex amuñ ci problème waaye képp ku jël turu AFSUD di ko jëfandikoo ci leneen na nga xam ni aussi fii dëkk yoon la ñun nag suñu yoonu bopp dinañ ci dem mbooloo mi yi ngeen di gis ni ñu fi nekk ak ñu fi nekkul ba ci bitim réew façon kilifa bu ne woon nañu ci àdduna wax dëgg yàlla képp ku bëgg a Omar Pène woo nga ñu parce que xam nañu lu ñuy daj ci Omar Pène muy kilifa bu ne ci fu ne ci domaine boo mën a féete waaye nag lu ñuy delloo Omar Pène di ko wax na delloowaat xelam na xam ni àdduna wax dëgg yàlla reconnaissance dafa am solo na xam ni àdduna aussi ñun du neex lu ba ñu xalab ko wala ba ñu wax ko lenn lu ñaaw waaye nag quand même na dellu siwaat xelam te xam ni yaakaar naa ni suñu borom tey la ko desee ci carrière na ko terminer en beauté et sortir par la grande porte maa ngi remercier vraiment ñi nga xamante ni tey gëm nañu AFSUD des fi parce que nag ma ne leen façon mun naa wax ni lobby bu ne ñoo ngi koy def parce que gars ñi quand même lii lu mu leen jaral man damay toog naan xanaa super jamono wala AFSUD dafa am lu ci ne parce que façon lobby bu ne ñoo ngi koy def di génne xaalis fu ne di ger ay membre fii di leen jox xaalis di def ay yëfu dof mais loolu xam nga ngëm-ngëm tey ñu fi nekk ñii yaakaar naa ni ku ci nekk tey jëm nañ la même kuñ ci corrompre mais amaana tey jëm nañ def ay transaction pour xëcc la ci ñoom même bu doon benn nit bu fi des AFSUD dina ko ne nekk le label de AFSUD va toujours continuer à exister waaye ci leneen pas musique Omar Pène ak super jamono yaakaar naa ne nag fi la ñuy tënkee wax ji xam naa ni xaw na gudd waaye di vraiment jégalu ci kàddu yi lépp luñ ci wax ci lu dëng rek ñu xam ni wax dëgg yàlla bëggoon ñu ko noonu waaye lu ci baax aussi ñu xam ni suñu borom xam naa ni juste que y a mes collaborateurs Malé et Daouda Diop ñu sànni si juste rek pour pouvoir libérer la presse comme ça ñu mën a nekk ci yenn édité je vous remercie. si àdduna bi parce que tey jii moom mën naa wax ne bés bu nu metti la parce que li tax mu metti mooy du suñu borom moo nu ko teg mais benn mbindeef moo nu ko teg mën naa wax ne muy Omar Pène parce que moom si moom la ñuy roy parce que moom moo woy laax jaay te defe naa ne boo ne laax jaay balaa ngaa laax jaay ñun ñu laax lekk ñun ñaanunu kenn saraxtuunu kenn ba ni may waxee yow nii mi ngi man suma xaalis boo xam ne daf ma waroon jouer boobu avant pandémie bi la donc man su ma déggee ñuy wax dootuma defati social day mel ni dañ daan def social AFSUD moo ko daan def AFSUD soirée yi mu daan def yëpp recettes yi mu siy am dañuy dem def ko ay dons maanaam dem ci région yëpp Sénégal fépp leen mës a dem ci hôpital yi dimbali leen donc tey bu fekkee lii am na man du ma jël importance bi sax di ko féetale ci ay doomu aadama muy ay Ousmane Faye wala consort da ngeen di xool ñooñu ñaata at lan leen apporter Omar Pène Omar Pène bi muy feebar ñu koy jële Europe di ko fi indi c'était très difficile dafa am ñu ko doon ommat di téye loxoom di ko jàllale di ko yàpp ci oto di ko yóbbu kon tey bu fekkee dem na sax ba sentir ci benn ngelaw lu ñëw nit ki nga nekkoon war nga ko war a wax jërëjëf problème bi nekkul ci Omar Pène day jouer ma Demba wala ma Samba loolu bu ko keneen jëloon tamit man nañ dem dagg billet bi dugga mais acte yi ak jëf yi moo rafetul parce que moom mooy way na ne nit dafa war a am kóllëre du dëgg kon donc kóllëre dafa am solo man kóllëre laay yam moom moo nu tegtee noonu mais tey li mu def nii man du ma ko jiiñ ma Demba wala ma Samba c'est lui le responsable parce que xam nga lu tax ñun ñaanunu kenn AFSUD da daan jouer ñuy def ay coproduction boo jouer ba pare fii ay kilifa ñoo fi ne di compter ndeex ñoom ñu ne lii na fi jóg na ñuy signanteex ñoom contrat soit que nen ñu wax li leen nii fayeeku ñu fay leen ko depuis lors 30 années mi ngi nii jàll na bi ma waroon doon 31e année te ñaanunu saraxtuunu soo déggee ñu naan social dafa mel ni ne Omar Pène da daan jouer AFSUD gratuitement non tel n'est pas le cas
oui. tel n'est pas le cas dañuy génnee suñu xaalis ñu compter peut-être contrat boobu am na ñu mu arrangé wul bu leen arrangé wul nag ñoom ñoo xam date bi Absud Sénégal moo ko moom kon donc bu ñu demee ba di ko jox keneen naka def vente aux enchères suñ ko mënee jël ko te ñun mën nañ ko jël mais deful loolu yëpp da ngay xëy rek ñu jël ko def ko ci ay réseaux sociaux lan mooy 1 million man ñaata leen ma yoral te sama xaalis den ma koy delloo waxuñu waxu ay kasaw de amuñu problème mu morning wax dañ koy teg fi mu tegu bu fekkoon Absud dafa am problème morning ñu ñëw ci moom naka nangama sàngam sax war na jouer Absud parce que sunu date la dafa yàgg dafa nu jiitu fii boo xoolee am na ñu amul 30 ans kóllëre nag dafa am solo parce que li tax kóllëre am solo moo tax yenn wax yi mënuñu ko wax parce que fii koo fi dugg ci njabootam dinañ la wax ni kii baayam Omar Pène rek la bëgg nit nag da nga koy delloo li mu moom man duma ko teg fenn dama naan c'est lui parce que soo gisee sa njaboot am naka su dul noonu pombiteer bu ko jëlee jënd ko mu am lu yàqu di nga dellu sànni ka ci mbalit mi wala nga dellu ci ki la ko jaay nga ne ko bii yàqu na pour man lii fi yàqu Omar Pène moo koy yàqa il faut oser le dire parce que nit bu yoree société la yor ñun duggunu ci kii employé ma nangam sàngam mooy comme ni ko président waxee Dembel li mu def tey c'est catastrophique Dembel Diop parce que nga nekk ci benn orchestre mu lay fay sa prestation embauché la def la benn roue nga nekk roue kii ne laam di jouer nga bàyyi fi sa kii sa orchestre dem jouer feneen coow li loolu la woon te datu 24 décembre moo ko indi woon parce que kële li mu koy fay moo ëpp moom li mu koy fay loolu mooy problème mu Dembel ak Omar Pène ba kii mën ci dugg parce que bëggeel moo lay yóbbu nga def loo warul def mais Mame Thierno bu toogoon këram kenn du ko yab keneen bu toogoon këram kenn du ko tudda mais nit daal dafa war a am kóllëre dafa war a am kóllëre du ay problème mu nen seet beneen date ñun seetuñu beneen date suñu doon may beneen concert sax doy na mu leer parce que ay xale nekkulu fi Daouda Diop vice-président Absud. Alors y a des responsables tey ku ci nekk am na ci looy yëngu tey yaakaar naa tey bi ñuy dugg Absud boobu lu ndaw lañ te Absud jàngal nañu lu nekk Absud amal nañu njëriñ amal na njëriñ Omar Pène parce que taxaw na fu nekk way fa Absud tey da taxaw na ba ne moom entre moom ak Absud xamul sax bëggante bi lan la donc Absud am na fu mu ko teg ñun tam am na fu ñu ko teg tey amul tooguñu fi parce que date wala quoi que ce soit mais man tey li may déplorer rek mooy ndeysaan Omar Pène a été victime d'un mauvais management je pèse bien mes mots parce que Omar Pène ku ko xam que ni c'est bibliothèque la tey Omar Pène mën naa wax kenn c'est un monument kenn mënu koo génnee ci histoire Sénégal histoire Afrique way na lu nekk way na immigration clandestine way na lépp way na étudiant way na lépp te yaakaar naa fii ku ci nekk defaroo nga ci ay wayam tey dañ koy remercier bu baax di ko sant duñ ko xarab parce que tey vraiment moom Omar Pène rek su fekkoon ne moom kese la kese dina doxalee neneen mais di nga dem toll foo xamante ne nit tey dina def leneen ndax nit tey manager je me dis que ni sa rôle warul nekk di jaxase ay fans pour une date war a ngay diviser pour mieux régner manager waroo toog tey ji ba naan man de diw dama ko fii jéem a xeex parce que dafa bëgg a jël sama place sa place danga ko war a mat sëkk ba nga xamante ne tey kenn du la ko jële ni ngay matee sa place mooy ngay promouvoir artiste bi manager boo xam ne je pèse bien mes mots toog nga 4 ans munoo di jënd sax datu Omar Pène yaa nga dem ne dangay bàyyi xaw ma lan bàyyi sa artiste tey fans yi ci biir muy Mame Thierno ñoo ko doon lijjantil ay date ak yépp kenn gisu ko buñ toogee mu toog fa mu nekk ñu koy envoyé ay sagaru 10 000 francs manager boo xamante ne tu as eu des contentieux partout avec la presse di am contentieux ak ñëpp ay anciens amis Omar Pène yëpp nga écarté leen tey manager boo xamante ne ci fans yi ngay nekk di leen jaxase waaw naan date bi de waa Absud ñoo ko moom mais dama koy génne pour jox leen ko di jaxase ay fans yoo xam ne teguwuñ ci yoon tënkuwuñ ci règlement intérieur manager tey gis nañ fi ay Youssou Ndour tey ñu ngi parler tey actualité immigration clandestine tey manager lan moo nekkoon dërëm mu jël li nga xam ne Omar Pène ba mu koy way Youssou Ndour way ko keneen way ko muy immigration clandestine mu jël ko teg ko ci télé bi di promouvoir la musique di wax Omar Pène lii la way di dugg di yóbbu artiste am di jël même bu artiste bi déplacé wul moom mu jël musique am di ko teg muy tegu ñu xam ne kii kat def na li mais tey Omar Pène li mu way yëpp boo ko xoolee moom amul promotion Omar Pène day génnee di les 10 ans passé nii day génnee cassette day génnee album amul promotion lan moo war a nekk rôle manager loolu la tey ngay manager lu yem ni manager nga tëgg grand théâtre ñu wax ne grand théâtre munoo ko feesal ku yem ni Omar Pène parce que lan la Absud war a jënd ay ticket
nga war ko jaay nga ne noonu duma leen jaay ñu leen di jëndal ay ticket di leen ko subventionné nga war a jaay nga ne duma leen jaay 5000 francs def rétention des tickets wa yaakaar ne yow war nga mën a feesal parce que la iñaan soxor nga dem jusqu'au dernier moment salle bi feesul nga ne afsul nañ ñuy woo suñu ay nit pour ñu dugg est-ce que Omar Pène mérité na loolu nga tëgg tey benn soirée de gala entre 50 000 ñu ne da nga ko subventionné pour comment dirais-je pour les fans nga dem rétention d'information pèse bien mon mot su ma dégloo dina xam li may wax man mi nga xam ne à l'époque j'étais à l'université di jàng man lañ doon woo ne ma wooteel étudiants yi ñu ñëw dugg ci soirée bi pour feesal ko habillé ko parce que moom moo def tëye woon ticket yi ne du ko jaay fans club bi tout le temps yaa ngi am benn guéguerre ba nga fi nekkee ba léegi ak fans club su ma déggee tey Omar Pène à travers lu mu wax ne moom du def social sous la si magistère Ousmane Faye bi mu fi nekkee manager Omar Pène musuñu ko fay caché daan tëgg gratuitement ba pare ñuy jël ay kii di leen ko jox muy jël xaalisam ak jabaram di leen jox ay soutien mais maam Thierno bu mu Alsane Bey lay commencé bu mu ñëwee ba léegi depuis Alsane Bey dañuy fay caché maam Thierno di fay caché ñuy tëgg soirée ak Omar Pène donc su ma déggee Omar Pène ne deful social te caché bi ñu koy fay mat na comme li ko ñii di fay la li mu leen wax noonu donc du coup bu ñu taxawee naan manager bi moo ne Omar Pène du def social est-ce que rôle manager mooy réellement benn di xëccoo date wala benn date yéen Omar Pène est-ce que dégg ngeen ko tey manager bi di ko lijjanti ay contrat à l'étranger wala feneen ak feneen amul est-ce que dégg ngeen ko tey fii nii muy tëgg nga ne Omar Pène comme ni ko booy yi di defee ay ñoom Wally Seck ak nangam ay Youssou Ndour wala nga toog même boo jéewul comme pandémie lii Youssou Ndour def ni naan ay fii tey créé wul ay concept créé wul dara un manager manque d'ambition tey gis nañ fi le forum des managers des managers yi nga xamante ne ñoo réuniroon benn panel Douta Seck est-ce que gis ngeen ci Ousmane Faye parce que managers yi dañu évoluer di utiliser numérique di promouvoir seen artiste Ousmane Faye doo ko ci gis dara ci ay fans lay nekk di jaxase lii fi am yëpp moo ko fi andi donc tey ñun Omar Pène durant carrière bi ñu def ak moom yëpp amuñu dara luñ koy reprocher parce que quoi qu'on puisse dire peut-être dem na ba benn instant manager am tënk na ko def nañ koy affaire yoo xamante ne peut-être am na loo xam ne mënul wax liggéeyam la quand même mais ñun tam dañu am suñu liggéey parce que suñu liggéey ku ñu fa fekk du demee noonu donc du coup dañ ko doon jàppale ci yàlla tax ak suñu bëgg te bëgg moo fort ku mel ni man je suis issue d'une famille maraboutique suñu kër kenn du fa déglu musique mais bëggu Omar Pène bu ma bëgg xaw ma sax lu ma ko bëggloo donc kooku mënuñu ko dindi nit mën nga dindi si moom lu nekk ba mu des mbëggeel mais fans club tey boo ci bokkee dalay neex donc parce que da ngay ñëw bokk ci tënku ci charte fan club boobu mais bu ñu demee ba fan club boobu doon servir artiste bi artiste bi xoolatul fans club wax na ne artiste bi kii fan club bi intéressé léegi lan lañ fay def dañuy jël fan club boobu du ñu tasaaroo nag parce que mbooloo bu takku lañ quand même mën nañoo participer tey parce que Sénégal c'est un édifice à construire te chacun doit apporter sa pierre dans l'édifice qu'on construit muy Sénégal te ñun mën nañ koo def au-delà de Afsud on peut faire beaucoup de choses parce que on a eu à le faire on a fait beaucoup de social tey ñëpp Afsud xam nañ ko am nañ récépissé du ñu caaxaan kat donc du coup tey jii mën nañu dañuy bàyyi Omar Pène fële ak lu kii parce que on a tam kap sonn nañ quand même te ay responsable la ñu defi loo xam ne tey ku nekk fi ñuy dégg dina nekk lu sori ci Sénégal donc